yéen ñu safoo Dakar Buzz di am mbégte saa su ne rek di janook yéen ci lii di buzz de la semaine. Coronavirus bi nag la koy dooree ak yile cas communautaire ne xus rek si suñu réew mi jaaxal askan wi jaaxal tamit suñu kilifa yi gannaaw rek ba mu doonee lu doy waar lool. waaye tamit leneen rek la nga xamante ne ni njàkkare la daal di si yokk di ñetteelu kaawu décès bu ñu am si suñu réew mi di Sénégal gannaaw Pape Diouf ak ami restaurant démb nag si alxames bi yemoon woon nag fukki fan nag juróom-ñaar si weeru mars si weeru avril atub 2020 bi ñu nekk rek la ñu am suñu ñetteeli décès si Covid 19 ba sa Ziguinchor moom no muy nag ñàkk bakkanam góor la mi ngi amoon juróom-benn fukki at ak ñett bile xibaar sax kii di médecin chef région ba daal di na koy rek dëggal moom moomee colonel Malick Diop si noonu ñu koy jàll askanu Sénégal yëpp ko koy wàññeeku di koy jàll waa Ziguinchor di koy jàll tamit suñu autorité sanitaire yeeg ñu pare si wàllum faj bi te di koy ñaanal yàlla rek fa mu jëm daal di koy gënal fa mu jógee. ministre du développement communautaire di Mansour Faye daal dinay def rek démb ab point de presse gannaaw ba jëwrin bi rek defee situation bi si lu ñeel lii di Covid 19 bi moom nag Mansour daal dinay indi rek ay leeral si séddale ndund yi ba noppi rek daal di permettre taskatu xabaar yi daal di koy poser ay questions ya nga xamante ne ni mi ngi ko doon répondre waaye nag si yooyu les questions réponses moom moomee Mansour Faye da see menacé rek en direct taskatu xibaaru RFM boobee di Babacar Fall gannaaw rek ba mu ko laajee si yile rumeur buy wax rek affaire de copinage moo am rek si lii di acquisition marché ceeb yi par rek kii di Rayane loolee nag doon la nga xamante ne ni nakari na ko moom jëwrin ba tax rek Mansour Faye dal di wax rek Babacar Fall ne bu waxaatee li ni mel wa illa bu si delloo rek dana ko porter plainte. ba tey rek si coronavirus bi waaye bile yoon ca diwaanu yëmbal ak rek bébé ba nga xamante ne ni benn weer képp la am bokk si fukk ak ñeenti cas positif yañu fa rek recensé bu ñu sukkandikoo nag si les échos bébé boobee rek am benn weer ñu ngi ko considéré comme ab cas communautaire si noonee nag Dakar doon épicentre bile feebar ba tax rek autorité administrative yi dal di tàmbalee rek amal ay mbir ngir freiner bile virus gannaaw nag Caaroy marché bu Sandaga rek lañu dal di désencombré si bu boobule opération ñuy amal nga xam ne rek dañuy dëjëti yenn bërëb bu jaayukaay yi jëlee rek yenn jula yi fa ñu nekk nag boobule opération nag ñi mu concerné rek du ñenn ñu dul marché flottant yi maanaam rek ña nga xamante ne ñooy marchand ambulant yi ak tamit rek borom taabal yi. ak yile cas communautaire ñuy wéyandi rek di nemmeeku si suñu réew mi di Sénégal tey sax si samedi bi ñu ngi am juróomi cas communautaire dal di dolleeku rek ci lim gu fi amoon ay lii di cas communautaire yi yooyu lee juróom sax ñu ngi ko nemmeeku ca Yëmbal ca Touba ca Médina ca Kër Massar donc rek ca cité Soprim foofu lañ nemmeeku juróomi cas yi loolee nag jaaxal suñu autorité yi jaaxal askan wi tiital leen lool tax rek ba jëwriñ bi sax daal di dee danka fu askan wi démb rek ca RFI ak France 24 la yëkkatee ay kàddu moom jiitu réew mi Macky Sall di xam ne rek ne soo moytuwul danañu gën a yaatal lii di couvre-feu bi maanaam di ko door rek 7 heures du matin et su 18 heures jotee rek ñu tàmbale ko maanaam rek dañu ko gën a yaatal diggante 7 heures jàpp 18 heures si fàttali sax si lancement wu séddale ba ceeb gi njiitu réew mi rek daal dina di woon junju askan wi ne rek nañu def mesures yi yu ñu digle tere yi ñu daal di koy bay toog rek si kër yi bu ñu amul la nga xamante ne ni soxla bu mënata ñàkk la ngir moytandiku lii di virus bi bu baax a baax lu ko may rek danañu yegg si yenn mesures yi le mu xamle woon ko moom njiitu réew mi c'est ba ñuy amal lancement bu rek lii di séddale ba denrées alimentaires yi. si njiitu réew mi Macky Sall laay desandi rek ak yéen ba tey waaye bi la yoon ak rek visite surprise ba mu amal moom nag Macky Sall visite surprise boobee rek moo ko amal ci hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff maanaam nag ba muy dem rek caytu bi boobule hôpital moom moomee yëgalu ko kenn dafa jékki-jékki rek wàcc si fa maanaam daal da leen bett yëgalu leen ko benn yoon yooyu les photos sax ngeen di gis rek la ñu fa jot a jël mu doon la nga xamante ne ni doon na lu nécessaire jamono ji rek ngir gën a xool naka la hôpitaux yi di doxalee rek ngir jël ay mesures moytandiku propagation virus bi te rek gën a aar askan bi si bile feebar.
Serigne Touba Mar ñu koy wax rek yaaram daal dinay jooy rek jooy yu métti gannaaw ba mu amee wee Covid 19 bi ba ñu ko faj ba mu wër moom nag lu waral jooy di rek mooy la muy nakkarlu doomu Sénégal ya mu jot wàll bii di feebar bi moom moomee nag mooy Modou ba jógee ko woon Italie rek ñibbi Touba nga xam ne rek jot naa wàll lii di Covid 19 bi lu toll si ñaar fukki doomu aadama ak juróom-benn nga xam ne sax bokk na si ay membre famille am si dëkk bu sell boobee di Touba si noonu nag Serigne Touba Mar rëccu rek tey xamle ni rek bu xamee woon ne dafa amee lii di coronavirus bi du mës a teg tànkam si réew mi te rek intention am nekkul woon mukk rek mettre en danger lii di bakkanu doomu aadama yi rawatina rek ay jegeñaaleem moom nag émigré boobee nag di jéggalu askanu Sénégal mu doon nag gulleet ba mu àddoo si li ni mel gannaaw ba ñu ko fajee ba mu wër moom sax mi ngi ñëwoon rek Sénégal jóge ko Italie si ndoxtelu weeru mars bi si ba mu noppee nag moom si ñu mu wàll nga xam ne bokk na si doomam jii di Binta Mar nga xam ne rek yàlla def na moom it mu wër nekkoon élève ca classe bu 3e ca lycée privé Fallou Galas moom nag jot naa wàll sax ay camarades de classe am ba tax muy méttit lu rek li ni mel di xam le li doon na lu muy nakkarlu bu baax a baax ndaxte sax boo seetloo rek dañuy naan sax moom moomee moo waral rek ñu tëj lii di l'école yi si famille yu Modou boobu nag ba tey nag ñi nga xam ne 28 membre lañu maanaam ñaar fukk ak juróom-ñetti doomu aadama ñoo nekk ca famille ba juróom kepp rek la ci Modou bi wàllul bile feebar bi kooku nag nga xam ne mu ngi wuyoo si turu ba Matar Bass di frère am bokk na rek sa ñam wàllul moom nag la muy xam ne rek mooy doon na la nga xamante ne ni métti woon na si rumeur ya nga xamante ne ni ak information yu ñu si faral di dëgg si li ni mel te mënuñoo rek joxe seeni ba xalaat si li ni mel maanaam mënuñoo défendre seen bopp te tamit la ko si gën a métti bokk na tamit si seen koñ googe wa ilaa seen buntu kër ga nga xam ne rek askan wi dañ fa doon moytandikoo jaar kenn rek jaaratu fa woon ngir ragal ñu wàll leen lii di feebar bi kii nag di soxna Modou bi moom la ko gën a rek marqué si li ni mel mooy rek ca hôpital Fann ba ñu ko interné woon lu mu fa teewee rek génnub àdduna ancien président olympique de Marseille bi Pape Diouf loolu daal moo doon lu ko gën a marqué si li ni mel virus Covid bi nag si suñu réew mi di Sénégal tax na rek ba famille boobee nekkoon rek si ay jafe-jafe gannaaw ba leen feebar bi amee woon si seen biir si noonu nag daal dinañuy retrouver wu waat nekkat rek si jàmm ba loolu weesoo nag si wàllum sensibilisation de suñu si gannaaw benn yoon gannaaw ba ñuy woowee rek ñii di sénégalais yi yëpp ngir rek ñu respecter geste barrière yi si li ni mel ngir rek mun a moytandiku bu baax a baax lii di coronavirus bi. si émission wam ba muy bu bees ba muy amal ca télévision Futurs Médias la Youssouma Jigéen Ndour rek lancé ab message askanu Sénégal gi yëpp moom nag Youssou Ndour nee na rek dafa tiit ndaxte yi lii di cas communautaire yi dañoo nekk lu doy waar si noonu rek muy xam le ni souhaité-wul lii di confinement général waaye rek soo moytuwulee ak bu ko laajee ñii di suñu autorités yi danañuy jël boobu les décisions ba tax rek moom Youssou Ndour di woo rek askan wi ngir ñu jël seeni ba matukaay laata rek bii lay feebar di leen di ëpp loxo topp rek digleeg ba ministère de la santé respecter distance 1 mètre ya nga xamante ne ni moom la ñu santaane di raxas tamit lii di loxo yi ku nekk rek jël say responsabilité bal bi nag moo ngi suñu camp mu xamle ko moom Youssou Ndour. si Youssou Ndour laay desandeek yéen waaye si beneen mbir si mbirum rek affaire Dame Amar moom moomee nag nga xam ne moo luweloon appartement nga kamuy bëggantel di ab tubaab di wuyoo rek si turub Aliya foofee ca Almadi ci ñoo ne nag ñu fa doon jëfandikoo sax lii di drogue ba tax rek ñu nekk si loxo yoon ñoom ñoo teewee woon boobule soirée yëpp nga xam ne bokk na si Dame Amar moomee sax di ndeyu mbill ga nekk rek borom këru doomu Youssou Ndour bu ñuy wooyee Ndey Soxna Ndour waaye tamit doomu ndem si yàlla Meta Amar ba mbir mi xewee nag am na sax benn jegeñaale ay famille ba bu xam le woon ne rek ak lu mu métti Ndey Soxna daal dinay boole lu ko neex ak lu ko nakkari rek di muñ li ni mel te moom sax mooy togg di yóbbul borom këram ga foofee ñu ko téye waaye nag kii di Youssouma Jigéen Ndour dafa dem rek jëli doomam joojee di Ndey Soxna Ndour bu ñu sukkandikoo nag si source bi moom da koo jëli rek ngir mun ko jëlee si yile jafe-jafe wa ilaa yile méttit yi nga xam ne nii
mu ngi koy dund jamono ji waaye nag luñ ci mën a jàpp daal mooy di Youssou Ndour daal di ne jëli doomam doon nag lay firndeel ni rek ful la mooy jaay Dakar comme rek nuñ koy faral di waxee. ñenn rek ci média yi xamle woon ni mercredi fukki fan ak juróom ci weeru avril atub 2020 ni rek kii di Youssou Ndour daa bénéficié woo benn marché gouvernement bi ci lu ñeel produit hydroalcoolique yi ci xeexub lii di Covid 19 bi ci noonee nag cellule communication Youssou Madjiguène Ndour dal di rek génne ab communiqué ngir weddi bile information yu yenn média yi rek fësal ba noppi sax yenn personnalité yi di ci commenté. ba mu weesoo nag communiqué bi ba noppi jëwriñ bu ñu dënk wàllum wérgu yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr moo si rek dal di addu ba ñu ko dalalee rek ca plateau 7TV la xamle moom Abdoulaye Diouf Sarr ne rek ñuy wax li ni mel dañuy rek causer tort ndaxte rek comme bépp sénégalais moom Youssou Ndour dafa indi rek ndimbalam si xeexu bile feebar di Covid 19 bi et si noonu ministre de la santé et de l'action sociale sax di leeral ni rek commande ministère de la santé ñu ngi ko effectué rek par la pharmacie nationale d'approvisionnement waaye tamit teewul rek moom Youssou Ndour dal di fas yéene rek ne day porter plainte ña fësal rek boobule xibaar si ndoddam. Tange Tandian daal di ne àddu rek si affaire yu Hiba Thiam bi si ab émission ba ñu doon amal ca Sen TV si noonee chroniqueur people bi di si profito rek ngir joxe définition wam maanaam lan rek le jet-setteur di signifier di ab nag terme ba nga xamante ne nii sax yenn médias yi dañu koy qualifier kii di Hiba Thiam mu ñàkk bakkanam si seen soirée privée boobee ak rek képp ka nga xamante ne nii rek impliqué nañ ko si boobulee mbir bu ñu sukkandikoo nag si Tange Tandian amul rek lu ëpp ñaari jet-setteur fii si diwaanu Sénégal ndaxte rek jet-setteur dëgg dafay yor rek lii di jet privé ak ay milliards ba tax na rek ñoom ñëpp ñuy présenté comme ay jet-setteur si suñu réew mi di Sénégal nekkuñu ko mu xamle ko moom moomee di Tange Tandian laata muy yokk sax si ay kàddoom ni gis nit rek ca Almadi ci ab boîte de nuit doonul rek luy firndeel ni forcément ab jet-setteur la wa illaa rek nit ku bon la. ba tey ngeen di teewlu buzz de la semaine ci Dakar Buzz ñu àddu si mbirum Dieynaba Baldé ak PDG bu ISEC di Mamadou Diop seen affaire bi nag daal dinay am rebondissement ni ki samedi bële gannaaw ba mu bañee reconnaître la rek mooy bàyyu doomu Dieyna boobee si diir bu yàgg lool ba ñëpp rek di xaarandi ngir mu def test ngir mu réclamer sax test ADN ba mën a firndeel li ni mel PDG bu ISEC ba nag daal dinay rek deltu gannaaw ba mu yebalee délégation bu rëy ak rek xar ngir ñu dem tudd doomam joojee bébé bi nga xamante ne nii nag mi ngi juddu ba si samedi yemook ñeenti fan si weeru avril mi ngi ko tuddee rek Seydina Tanor Diop si hommage xaritam bi di Seydina Fall Bougazeli waaye tamit Pape Tanor Sylla di bras droit yam ak tamit rek directeur Gamboul production maison de production Wamba bu ñu sukkandikoo nag si source yi benn xaritu Mamadou Diop di mère de famille jóge ko rek Londres di wuyoo si turub madame Malado Fama Sow moo rek décanté bi le situation ba noppi permettre ak kii di Dieyna Baldé ak bébém bi rek ñu retrouver seen dignité sans pour autant que rek ñu jaar tribunal si noonee nag Fama dal di jël décision rek ngir wëllu xaritam boobee di Diop ISEC ba mu demee nag ca prison ba seeti ko ba noppi rek la jël décision tamit dal di dem ca famille yu Dieyna ngir waxtaan ak ñoom si li ni mel ba noppi nag moomee Fama tax tamit ba Mamadou Diop PDG bu ISEC reconnaître rek ne mooy baayu doomu Dieyna jooje si ndimbalu rek kii di maître Abdoulaye Tall. si mbiru mooy Dieynaba Baldé ak Diop ISEC lay desandi gannaaw ba Dieyna amee doom bu góor ba suba samedi yemook ñeenti fan si weeru avril daal di nañuy rek amal lii di ngénte li ba noppi donte sax ñenn ñi nee nañu rek Mamadou Diop reconnaître na doom ji ba tuddee ko Seydina Tanor Diop waaye nag ñu jéggee Diop tamit am na rek ñu siy wax ne loolee dara amu ci bu ñu sukkandikoo sax rek si ñoom Dieyna ak famille am ñoo dal di inventé rek li ni mel si
internet bi nag dañu doon wax rek ni doom ji Seydina Fall Bougazelli la ñuy ko tuddee loolee tamit ñenn ñi dañu ko weddi rek xam le ni doom ji xaritu Diop bu tudd Tanor Sylla la ñu ko rek tuddee bu dee noonu la demee ana kan moo wat doom jooje wala kan moo ko tudd délégation Mamadou Diop bi la wa illa famille yu Dieyna dañu toppandi rek bile xibaar ba gën a xam rek détail sa am lépp. ma addu rek ci mbirum Wally Ballago Seck Faramareen boobee nag si ab rek entretien bi mu doon def ak kenn si suñu naataango yi la jot a xamle ay mbir si moom nag jot naa xamle sax ne waajuram bu góor ku mën a wëy la di Papa Thione waaye rek yàlla def na rek kii di Youssou Ndour mooy référence am si lii di musique ndaxte rek dafa doon ku gëm boppam ba mu ca noppee ba tey moom Wally Ballago Seck leeral na rek mbirum tisotam boobee nga xam ne moo fi juróon coow si lu ñeel luñ ne couleur LGBT moo ca nekk moom nag la mu ca xam la mooy rek daal dinay dugg si bitik jënd rek la mu xamul àndoon nag sax ay nit nee na nag ba mu ñëwee war a amal ab concert ba sol yére sax ba noppi la ko soxnaam wax rek ngir mu sol boobulee t-shirt ndax mooy gën a ànd loolu rek moo koy yebee li ni mel si noonu muy xamle sax ni boo xamoon ne bu soloon boobulee t-shirt na coow lii rek moo si judd donc rek du ko mës a sol laata mi naan moom rek xamu ko moo tax mu sol ko xëy na nag bàyyeewu ko sax xel tamit xëy na nag ña nga xamante ne nii rek ñoo xam li ni mel ñoo ko bàyyee xel ba tax rek ñuy def bile remarque. ca Espagne la ñu jëm delloo sib néewu ba Ndiaye Doss nag daal dinañ koy autorisé loolee doon xibaar bu neex si ay jege ñaale journaliste Sen TV ak Zik FM boobee woon di Mamadou Ndiaye Doss nga xam ne rek mi ngi ñàkk bakkanam ñaar fukki fan ak ñaar si weeru mars ba la ñu génn ca diwaanu Espagne ba mu demoon rek faju ji bu ñu sukkandikoo si les échos mu fësal xibaar bi consul bi daal dinay rek délivré bés yi la ñu génn autorisation bi ngir delloo si néewu ba Ndiaye Doss boobee nekk bokkoon rek ca groupe des médias fii ci Ndakaaru waaye moom moomee nag nga xam ne Covid 19 bi nekkul ne moo ko faat bu ko defee néewam rek mën nañ ko delloo si fii si Ndakaaru fi mu jamono ñi daal famille am képp ñoom ñoo des si xool ab avion cargo buñ ko mën a rek indee fii si réewam rawatina fii si Ndakaaru. tàggat yaram karambo ci laa koy doore ak geste bu rafet ba nga xamante ne di rek daal dina koy def foofee ca diwaan nu Qatar moom nag Kara dafa yëkkati rek koppar gu takku lool rek daal di koy jox ndimbal sénégalais ya nekk ca Qatar waaye tamit doomu Gambie ya fa nekk ak rek askanu Afrique yëpp li ni mel nag ka nga xamante ne nii rek si moom la tegoon koppar gi si loxoom moo ko daal di rek fësal ci Dakar Buzz doon geste ba nga xamante ne ni askan bi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ko si rek ñaanal. Gris Bordeaux daal dinay rafetlu rek couvre-feu bi nga xamante ne ni njiitu réew mi Macky Sall daal dina koy décréter ba tax rek mu jot xamle si Dakar Buzz ana naka rek la koy dundee ak ñaari soxnaam yi ngir rek bañ a violer lii di loi bi moom nag Gris Bordeaux nee na sax dafay teel a dem rek si kër ki mu war a dem si soxnaam yooyee ngir rek moytandeku violer bi les loi ñu tëral di couvre-feu bi door bu 20h jotee jàpp 6h du matin ba mu ca noppee nag moom Gris daal dinay leeral tamit ni rek lu ñu ko doon naan dañu ko licencier dara amu ci loolee yëpp poisson d'avril képp la woon. mbirum Boy Bambara laa koy tëjee ak réaction wam rek si rumeur bu ñu doon wax naan dafa génn àdduna moom nag lu mu si xamle moo di rek doon na erreur ba nga xamante ne ni mënuñ koo baale ndaxte rek ñoom ñu fësal li ni mel waroon nañoo vérifier bi le xibaar laata rek ñu koy fësal si noonu sax rek Boy Bambara di xamle ni rek dañoo war a moytandiku yenn bêtises yi te sax taskatu xabaar yi ñoo doon naan rek balaa ngay fësal ab xibaar da nga koy vérifier ba noppi si noonu sax muy naan dañoo waroon laaj taskatu xabaar ba ko fësal ana lan moo waral rek mu fësal li ni mel ndaxte moom moomee mérité na prison te dafa war a rectifier xibaar bi ba noppi rek dal di jéggalu lu ñeel nag feebaram bi Boy Bambara nee na rek mu ngi ko tëral si di ëpp na juróom-ñetti weer boobaak léegi te sax daal dinay entré 6 mois maanaam juróom-benn weer ca hôpital principal bu Dakar bi nga xamante ni nii sax fa la subiré
ab opération chirurgicale si noonu nag muy remercier sax doomu Double Less ba di Balla Gaye 2 mi mu wax ne rek def na lépp ngir rek moom moomee doon nit ku baax te mosu ko rek abandonné ndax saa su ne rek mi ngi ñëw di xool si lu mu nekk di contribuer si prise en charge médicale bi laata sax muy naan yàlla ak Balla Gaye 2 sax moo tax rek mu respecté lii di ay rendez-vous am ba mu ca noppee nag moom Boy Bambara daal dinay xamle sax ne rek bés bu génnee àdduna bu kenn ñëw rek di koy rendre hommage. mu ngoog boobule xibaar laa koy ndar keppe di leen jaajëfal rek si ànd beeg kóolute gi di jaajëfal Seydou Sy mu fare woon ci caméra bi di leen jox dig daje ba samedi prochain wéy leen di ànd ak programme Dakar Buzz am leen week-endu jàmm ak salaam.